بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
إذا عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah tey ñëwati nañu ci sunu bés bu màgg bi nga xamee ne ci la ñuy feeñal sunu liggéey muy bés bi nga xam ne ASIT Wassadikhin ñoom ñoo koy organiser muy gàmm gi ñuy def at mu nekk di ko boole consultation médicale gratuite. loolu nag yàlla may nañu tey jëmal nañ ko ci suba ba léegi tàmbale nañu di xool malade yi ñi fi ñëw ci comme service bokk na ci ñi nga xam ne ñooy saytu tuberculose. ñu gën leen a xam ci waa PNT programme national de lutte contre la tuberculose ñi ci topp am na ñoo xam ne ñu ngi saytu mbiri prostate ak mbiru saw ñi ci topp am na ñoo xam ne ñu ngi gëstu mbiri diabète docteur yaa ngi fi ñu ngi seet nit ñi ñu ngi xool ba xam gëstu leen ba xam ndax amuñu feebar ñu yàlla dimbalee tey ji sax professeur bu mag bi nga xam ne mooy saytu wàllu woowu te ñu demoon saytu ko te mu waxtaanal ñu te mu yaatu lool ñëw na fi tey muy professeur Seydou Nourou Diop mu ngi nii toog ak ñun toog ak Cheikh Saïd Sall du ñàkk suñu paree dina jël kàddu pour dénk mbooloo mi waa gériatrie yi ñëw nañu ñi nga xam ne ñooy faj mag ñi gëstu seen feebar ndax mag la am na lu muy màggaale loo xam ne bokkul ak li xale am donc ñoom ñëw nañu tey jii xëy suba teel ñu ngi seet mag ñi. lii moo nekk suñu mébét tey ba ñu organiser ko ànd ak waa PNT équipe boo xam ne bu dynamique c'est soo ba léegi wax dëgg si yàlla ñu ngi liggéey bu xarañ ci leen dema sax ba gis ne am na benn xale bu fu teew boo xam ne dafa war ne juróomi dërëm mi ngi tag ci dënn bi juróom yooyu génnagul te bu fa nekkee mën na koo lor mën na sax faat bakkanam yal na ko ci yàlla musal moo tax yóbbu nañ ko hôpital pour faj ko pour dindi xaalis boobu nekk ci biir dënn bi kon boo nga xam ne mbir mi bu doon foofu la yem rek jaroon na ko te ñu ngi gëstu ba léegi mag ñi dugg nañu xale yi dugg nañu wax dëgg si yàlla organisation bi jaar na yoon moo tax kilifa yi tey jii ñëw fii. am na ñoo xam ne tamit ñu ngi xool mbiru bët ñu tuddee ko waa ophtalmo ñoom it ñu ngi leen di gëstu bu baax ñu ngi seet ba xam lan mooy problème mu mag ñi ci wàllu yooyu. ñi nga xam ne tamit ñu ngi faj bëñ taxaw na ñu ngi tàmbalee liggéey ndànk-ndànk am na ñaari fauteuil yu nekk ci biir yoo xam ne bu ci nekk mën naa jël malade toppatoo sa mbiru bëñ xool ba xam ndax feebar nga am na ci bëñ yoo xam ne sax mën nañ koo dindi fii ndax loolu bëñu xal la soxlawul dem ba hôpital pour mën koo dindi. am nañ pharmacie boo xam ne tey ji tamit docteur Fall moo ko jiite garab yi ñëw nañu nit ñaa ngi jot seen wàll ci garab yi ku nu bindal ordonnance boo ñëwee fii mu jox la garab pour que nga mën a tàmbalee sa faj su fekkee ne nag li ñu gis ci yow dëppoowul ak lu nu mën a faj am na ay fiche yoo xam ne fiche accompagnement la maanaam fiche boo xam ne la dañuy ànd ak yow yóbbu la ci hôpitaux yi ñu xamee ne yaakaar na ne sa feebar boobu war nañ koo mën a faj ñu dénk la médecin yi ba noppi luñ ci mën a taxaw ñu taxaw la pour sa wér-gu-yaram ñëwal la loolu ci sooba léegi nit ñaa ngi ñëw ñu ngi dugg ñu ngi sant yàlla bu baax ndax yëg nañu lan benn message lañ bëgg a jaarale à travers lii ñu def tey jii
message bi mooy lan bëgg nañu séddoo ak ñoom li nga xam ne moom lañu yàlla dimbalee lan lañu la yàlla dimbalee ñëw ci kër goo xam ne dañ doon saytu sunu diine ngir lan gën a mën a jaamu sunu borom waaye li ñu xamal ginnaaw bi loolu amee mooy ne dimbali leen ma ci seen bopp ndax nan la nit di dimbalee nit ci boppam mooy nga am comportement bu baax am xam-xam boo xam ne day mën a jariñ nga mën a dimbali nit ki ci sa morom moom séddoog moom tey jii bés bi loolu lañ jéem a feeñal tey jii ba ñu ngi sant yàlla ci soo ba léegi nit ñi ñëw nañu ak discipline ñëw nañu ak ñàkk bañ a werante ñëw nañu ak déggal ñu ci organisation yi moo ñu waral tey jii biñ toogee ba jëmmi jamono Cheikh Saïd Sall ñëw fi ànd ak délégation ànd ak Cheikh Habib Dem ñëw gëstu mbir mi xool ba xam ni ñuy doxalee nan la ñoom la ñuy jox kàddu incha allah ginnaaw bu ñu joxee professeur ba pare ñu joxe seen xalaat ci bés bi bisimilah professeur. alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu sant yàlla bu baax dolli di ko sant fu ñu toll yàlla na dolli xéewal di julli ci Yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooloo mi yëpp tàmbalee ko ci suñu wëllëre Cheikh Saïd Sall kóllëre moo ñu fi indi du question sax nekk médecin wala leneen mais kóllëre gu yàgg moo tax ñu dagg suñuy yitte ne néew nañu fekke ci lii mu dajeeg loo xam ni yàlla dafa def ñun ñu nekk di yëngu ci médecine di professeur de médecine li naan médecine interne mooy spécial boo xam ne pratiquement lépp la làmb ci médecine wante nag yàlla jag lañu ci feebar bi ñu naan diabète ñuy rafetlu lool di nuyu Saïd Sall di ko sargal di ko ñaanal yàlla lii nga xam ne moom la tàmbali di ko def ay ati at yàlla na di gën a jariñ jaam yi parce que njariñu jaam yi rek la ñu ciy ut ci lépp lu ñu ciy def njariñ loolu nag tey jii feeñ na beneen façon comme ni ko docteur Ndour waxe léegi diine dafa làmb lépp damay wax ni su ne diine bu doon ni tey da ngay ñëw julli woor génne daal di dem rek doyul li koy suweer mooy jëf ju rafet lii nag dafa bokk ci ihsaan bokk ci jëf ju rafet gis ni nit sonn na lott na ci ut fu mu fajoo nga ni ko kaay ma faj la nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu boo jógee itam nga ñëw na nga xam ni fii nga ñëw da nga war wax sa jàngoro boo waxee sa jàngoro mooy tax ñu mën laa faj wala dafa ne ki ku ñu xamul sa jàngoro duñ la mën a faj waaw nit du bàyyi ma nit ki da ngay ñëw wax sa jàngoro ba mat boo lépp ñu boole ko nag jéem la cee faj li ma ciy yokk rek mooy ni paj dafa ànd ak dundu nit maanaa li ma bëggoo foofu feebar moom la Cheikh Saïd léegi feebar li ci jiitu mooy fagaru boobu li koy indi mooy communication bi nga xam moom la ñuy def pour nit ki xam fan la war a jaar ba bañ a feebar parce que nag xam foo jaar ba bañ a feebar fegu moo gën faju bu fekk loolu fegu dafa bokk ci faju surtout bari na feebar yu xew tey mu mel ni feebaru diabète mu mel ni feebaru tension ak feebar yu demee noonu feebar yu ñuy fegu la fegu bi mooy xam lan mooy indi feebar boobu ci gàttal rek dama ci wax dellu tuuti ci li ñu defoon ci interview bi fàttali rek lan mooy diabète ak diabète boobu naka la nit ki mën a def ba di ko moytu diabète feebar la boo xam suukar si ngay lekk moo ëpp ci sa yaram ndax sa yaram mënatu koo jël dugal ko fa mu ko war a dugal ndaxte dafa am machine bu nekk sa biir boo xam dafa yàqu boobu moo tax munu ko kon nag bu boobaa yow war nga xam ndax feebar bu dana la yëpp wala déet ki feebar bi yëpp mooy ki xam ne am na ci famille am moom la gën a yëpp ki feebar bi yëpp mooy ki yaram wi di lew di dem ñu tubaab naan ko obésité graisse gu bari daf koy indi ki muy yëpp mooy ki am tension ba pare docteur bi nga xam ne mii moo lay faj tension wala la seetal diabète jamono ba jamono jigéen bi nga xam ne bii dafa ëmb
ëmb ba yàqu ñaari yoon ñetti yoon war na bàyyi ci xel mi xëy na jabet moo ko yàq. jigéen bi nga xam ni yàlla may na ko mu ëmb ba yàlla may ko mu mucc indi doom ju ëpp 4 kilo war na xam ni doom jooju jabet moo feeñoon ci biir ëmb bi moo tax loolu am. yooyu nit màndarga bu dajee ci nit ko war na dem di seetlu boppam bu mu toog ne yàcc benn place. wante li gën a am solo mooy nit ki li tubaab naan hygiène de vie maanaam defar sa àddina ci tàggat sa yaram ak ci xool looy dugal ci sa biir ci sa mbàq mi dafa nekk loo xam dina faj feebar yu bari du feebaru jabet rek. gis nañu ni kiy def régime normal nga xam ni yaa ngi lekk goo xam li ci war a daje na ci waxuma jabet waxuma tension waxuma cholestérol mais yenn cancer yi sax du la dal parce que ci gëstu tey xam nañu cancer mooy ne cancer du sein yëpp jigéen ñi wala cancer de l'utérus wala boog ci génn ñi ko góor ñi cancer de la prostate wala cancer bi nga xam ni mbàq mi lay jàpp wala butit bi lay jàpp gis nañu cancer dafa lëkkaloo ak sa lekk ak sa lekkin diw gu bari xorom su bari suukar su bari nit ku ne boo ko mënee moytu moo gën ngay tàggat sa am bés bu ne nga dox 1 minute damay wax mag ñi ne leen boo jógee jàkka ja suba na nga dox wër quartier bi 1 minute yor sa kurus donte mënoo sol sa jogging ni ko gars yi di defee dem ci terrain ba nga wër quartier bi boobu sekk na leer na benn agresseur taxawul nga wër quartier bi soo ko dellu sa biir kër loolu dana indi wér-gu-yaram li may digal mag ñi boole naa ci itam bés bu nekk na nga dem ci jant bi tuuti jant bi lakk yaram bi parce que loolu dafa baax ci dëgëral suux yi dafa baax ci dëgëral yaram bi ak di naan ndox mu bari bés bu ne na ngay naan minimum lu mu gàtt-gàtt benn bouteille kireen bu mag bi mën a jeex ci bés bi boo bokkul ak leneen na nga xam ni moom nga koy naan. tabaarakallah Cheikh Saïd loolu la ñu bëggoon yokk ci mbir mi di ko rafetlu lool di leen wax ni ñu ngi seen wet foo leen ñu soxloo bu ñu ko suñ ba jot mayee incha allah danañu gën a collaborer ci lii nga xam ni mooy defaral askan wi ba ñu mën a xam fu ñu jëm loolu yal nañ ci yàlla jàppale yal na la yàlla jàppale yal na yàlla jàppale mbooloo mi yëpp lii yàlla na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla yokk te lépp yàlla nekk njariñu jaam yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. ñoo ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp si asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi gërëm ñëpp àndandoor yi ci mbootaay gii di As-Sidqu wa Saadiqiin xarit yi dëkkandoor yi ak soppe yi nga xam ne nii ñëw nañu ngir fedd seen kóllëre kenn ci ñoom professeur Seydina Diop mbokk nga xarit nga goro nga wàll yëpp nga kóllëre gi yàgg na yal na yàlla dëgëral la gis nañu sa waxtaan dénkaane yi nga dénkaane jotale na lool moom laa wax ñu fexe muy tourné nit ñi di ko dégg di si jëriñu bés bi yëpp ba guddi naka noonu suñu doomu ndey professeur Ali Ba moom itam wax nañu di dégg ay nitam ñëw nañu ak professeur Abdoul Ba mi nga xam ne nii mooy cardiologue bi nga xam ne moo jàngal suñu àndandoor Ousmane Dieye dafa nekk si tukki waaye sinon mu ñëw professeur Malick Diop moom itam dafa nekk si tukki moo tax ñii ñooñu daan moo si jàppale Youssoufa Tine ñëw na ba ak équipe am docteur Fall Kaolack ñëw na kullim man nga bañ a matal waaye nag ku ma tudd itam la naqari ndax xam naa ne yàlla rek a tax ngeen def innama nut'imukum li wajhillaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukura kii jëf te bëggul ku ko gërëm bëggul ko fay kon kooku ko tudd lu mer man nag su may wax daal danaa ko tënk mu gàtt ndax yàlla subhaanahu wa taala daf ne tilka ummatun qad xalat lahaa maa kasabat wa lakum maktasabtum wala tusaluuna ammaa kaanu yaxmaluun ñii dem jiitu di dëb nañ ak lañ fàggandeku yéen itam li ngeen fàggandeku rek ngeen am te kenn du leen laaj ñoom lu ñu fi nekkee woon waaye nag am na lu ñu si xam mooy jeexital yu barke yi nga xam ne bàyyi nañ leen fi ñu mën si sukkandikoo ngir ñu itam ba léegi ñu bàyyi fi lu gën lañ fekkoon yokkute ba amul rek wàññeeku mu ngi am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne teyam ak ëllëg démbam ak teyam ñoo yem mu ngi dellu gannaaw te luy wàññeeku si jeex la jëm misaal mu yomba dégg suñu jëmm yii bër bu set suñu fan a ngi wàññeeku
te ku si guddi fan da nga gis ne sa kattan ngi wàññeeku kon foo jëm si jeex bon nooy def ba des nga def lu baax loo xam ne moo lay wutu ëllëg li ñenn di wax njëriñ loo fekkee wax ju yàqu la njëriñ lañ la fekkeel moo gën sax li nga fekkee su boobaa nag jëf ju baax jooju moom la yàlla di fay kem mbaaxam fulal ñu ko ci lim ba amul àpp bu ko defee loolu mooy jeexital yi suñu sëriñ Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima mi yàlla may dégg dafa ne wala aqibatu lil muttaqiin mujj gu rafet ñaan la ñi ragal yàlla mooy jëfee santaane yi bàyyi tere sax si ba dem ñëw si lañu yaakaar texe waaye nag mu ne romb na foofu bàyyi fi tam jeexital yoo xam ne boo lëggee ñeneen ñi lay wutu man si sukkandiku jëf mu gën ñun lii lañ dégg lim ñu dénk nag lu simple la mooy ne ku ma defar ba nga baax boo demee li ma bëgg si yow mooy nga mel noo xam ne boo ne suma taalibe nga kenn du ko weddi muy lu yaatu muy daxoo bu yaatoo yaatu bépp ndam boo xam ne islam mos na ko am si jamonoom Cheikh Ibrahima Niass dugal na si loxoom kon nag taalibeem sas la ñu ngi ñaan yàlla def ñu ngeen ji taalibe Cheikh Ibrahima Niass journée bi bég naa docteur Ndour ay semaine na ngeen nii toogaloo ñëpp ñëw nañu bég nañu yootu bi na yaatu nit ñi na ñëw kuñ fi ñëw yan nga faju si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te incha allah lii tàmbali rek la waaye ñun li nga xam ne moom lañ bëgg mooy la ñu àndoon ak Imam Assane Cissé démb ci Amérique lu mel noonu lañ bëgg wéel ko fii waaw te dina am incha allah ndax am na ñuy jàppale ñu ngi gërëm docteur Fall. baax na kon jërëjëf ñoo ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullah di dellu di sant yàlla bi nga xamante ni moom moo nu may nu fekkee bés bi mën nañu wax ci turu docteur yi naam ndaxte bés bi ñuy teg fii sunu ay tànk ñoo ngi nekkoon étudiant doon def sunu première année daanaka docteur yi jëkk thèse ci kër gi mooy docteur Souleymane Ndour moo topp ci docteur Fall ci jamono yi nga xam si ni ñoo ngi ànd ak sunu wasila di Cheikh Ibrahim Sall lu tax loolu am solo nu mën ko fàttali moom mooy lañu tàmmoon ci ay thèse sa université ci jamono jooju moom mooy boo demee bay thèse rek place bu ñu daan wax Soweto ngay dem Soweto nga teg ay musique ak ay xeetu naan nu fay fecc di baal ci sunu génération boobu pour la première fois nañu jël Soweto soppi ko def ko salle de conférence ba nu fa jëkk def moom mooy un esprit saint dans un corps saint oustaz Barham Diop moom moo ko defoon ci jamono jooju loolu nañ fa wéyalee bés ba nga xamante ni tamit musique bi nu remplacer ko foofu ci biir place Soweto def ko ay sikar tudd fa baatu yàlla professeur Sow bi nga xamante ni moo nekkoon fële diabétologie moom moo doon suma président de jury bés bi ñu defee thèse ñu yëkkatiloo nu sunu loxo bëgg nu waatloo ci serment galien dañ ni que daan ko tàmbali de waaye dañuy wax bi ismillahi rahmaani rahim balaa nuy waat kon fit googu ak engagement boobu fii nañ ko jële woon ba tey yàlla nu may nu nuy mën di exercer ba mën a tànn bésu journée médicale bi nga xamante ni àgg na tey jii ci dimension bi nga xamante ni dimension bu yaatu la ñëpp jot nañ ci nit ñi daanu bàyyeekoo fu dul Dakar daaw am na ki nga xamante ni fa Fuuta la ko déggee bàyyeekoo fi pour ñëw fi te li ngeen fi gis nii ci ay médicaments nekk sunu gannaaw nu koy jëflanteeg population bi yamul foofu am na ordonnance yi nga xamante ni Cheikh Sayid mi ngi koy jëflanteeg jaamu yàlla yi ci gannaaw pour nuy mën di dem di jëndi seen ay ordonnance loolu yëpp jubluwu ci lu dul ne nit ñi jot seen wér yaakaar naa ni nag bépp réew bi nga xamante ni garantiral na population am wér-gu-yaramam garantiral na population éducation am réew moomu amul benn réew bu koy fare kaw surtout bu fekkee ni réewu jullit la nag nga xamante ni valeur islamique yëpp daje na ci yow li ngay soxla rek bu boobaa moom mooy sa wér-gu-yaram li ngay soxla rek bu boobaa moom mooy xam fi ngay teg sa tànk te yaakaar naa ni jàngale yi fi bàyyeekoo yëpp ci loolu la jëm moom moo tax bés bii nekk lenn ci bés yi nga xamante ni moom mooy taaral bés bii nu jàpp at mu nekk di ko def ndaxte lii moom mooy partie médicale bi jëflanteeg jaam yi mu des partie jàngale bi partie conférence yi partie waxtaan ak nit ñi delloowaat leen ci yàlla yaakaar naa ni loolu moom mooy mission islam. te mission islam boobu buñ ko déggee ci Sénégal noonu dégg ko ci àdduna noonu kon ñi nga xamante ni ñoo ngi juum ci kaw ngir réere islam
wala ñoo ngi juumlu ci kaw ngir xam ni projet islam bi bu wéyee ci àddina day yàq seen ay intérêt loolu moom moo tax nu ngembu pour xeex islam loolu moo tax nu ngembu pour tuddee islam terrorisme wala terroriste indi ay xeetu baat yi nga xamante ni dafa noonoog islam waaye islam lii mu jàngale ku ñëw fii ci Medinatul Huda xam ni lii ay bomb nekku fi ay garab yuy faj nit moo fi nekk fii dara luy lore nekku fi islam jullit ñi amul dara luy lore lu nekk seen biir loxo yi kon bu fekkee da ngay jiite réew naan réew yooyu ay fitna la benn nit dootul duggati sama réew ndaxte ñoom ñoo bàyyi terrorisme waxoo sa programme waaye nag songu nga mbër mi nga xamante ni képp ku ko mos a songu daanu nga ci kaw suuf ndaxte dëggu yàlla gi kenn mënu ko téye moom mooy fare kaw yàllaa ko dige te incha allah rabbi action yu mel nii éducation yu mel nii ñoom ñoo koy mën a jottale kon alhamdulilah bagage yooyu yëpp yi nga xam si ni ñoo ngi ko jëlee fii ci Medinatul Huda may nu tey jii nuy mën a taxaw ci réew mi may nu nuy taxaw ci bitim réew may nu nuy taxaw ci plateau bu nekk pour mën a force suñu xalaat pour feeñal lenn ci taaru islam yi loolu sant yàlla la te bés bi kon bésu sant yàlla la bésu mbëggeel la bëgg cofeel la kon ñoo ngi sant bu baax di dellu di sant Cheikh Saïd ndaxte taxawu na liggéey boobu mottali na ko yóbbu na ko ci ay dimensions yi nga xamante ni gën na sore ñoo ngi koy ñaanal wér gi ak ressources humaines yi nga xamante ni ñoom ñoo mën a ànd ak moom ba projet boobu yëpp mën a sotti ci biir Sénégal sotti ci biir Afrique ndaxte mission bi gën a rëy loolu fépp fu jullit nekk rek mission bi war na fa dem waaye kenn ku nekk yaa ngi tàmbalee sa buntu kër ba keroog nga koy mën a prolongé yomb na yàlla yal nañu ko bur yàlla defal wa ma zalika bi aziz asalaamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ci kaddu yi fi jib yëpp li may gën a dëggal rek mooy li nga xam ne mooy yëg-yëgu Cheikh Saïd Sall ci bés bu màgg bi daf may wax ne Souleymane bu fekkee ne journée médicale bi am na réussite rek mooy gàmm gi am na réussite ndax yëg naa ko yëgin boo xam ne kawe na ci man kawe boo xam ne yitte bu ngeen def rek xeeb naa ko moo waraloon tey jii ay médicaments jóge na ba France ndax am na ay bokk yu fa nekk dajale ay garab yu bari ñëw ba fii andil ñu ko pour seen participation ci bés bi nga xamee ne mooy journée de consultation médicale bi docteur Fall bi muy ñëw indiwaale na ay garab indiwaale na glucomètre docteur Tine indiwaale na garab indiwaale na glucomètre yooyu yëpp pour dégg message bi nga xam ne moom la Cheikh Saïd Sall wax ak importance bi nga xam ne accordé na ko ci journée bi loolu moo tax tey jii ñëw na pour dëggalal ñu ko comme feeñal nañu mbégteem ci bés bi ñun tamit ñu ngi ciy sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin kazalika tamit professeur Seydou Nourou boobu ba léegi ñu ngi ànd ak moom bureau am lañ ko fekk keroog mu fees dell ña koy xaar kenn xamul nu mu toll waaye mu accordé nu interview boo xam ne bu ngoonee lañ koy teg ci gàmm gi ñëpp gis ko ñu ngi koy sant yàlla di ko ñaanal yàlla gudd fan di ko ñaanal yàlla wér xam-xam bi mu am di ko wasaare yàlla na daj àddina bi yëpp loolu laa amoon lu ma ciy jot li kon ma jeex Cheikh Habib mu def ci kàddu pour ñaanal ñu ginnaaw bu ñu joxee Cheikh Saïd bisimilah. kàddu yi jot na fi may daanelee rek mooy Cheikh Ibrahima Sall mi sos lii yal na yàlla may ko ngër màndalu sax ci li mu bàyyi gannaaw fi ma daaneele woon foofu la tàmbalee mooy jàng leen ngeen xam jëfee mu rafet moo ci tegee liggéey leen ngeen am ngeen sukkandiku seen am bañ di laaj kenn bu mbaax googu amee nag na ngeen ma dimbale seen bopp ngeen wuyoo mel nu wen ni ngeen di wuyoo muy jullit ak xam defar sa bopp ba paax soo ko mën na nag defar kenn su boobaa mbaax gi nekk si yow nag nga lawal ko si ñeneen ñi te loolu mooy aaya bi rek moo tax ren gàmm gi ma tànn aaya bi yaa ayyuhal lazina amanu in tanzuru laa yanzurukum wa yusabbit aqdaamakum yéen ñi gëm yàlla su ngeen dimbalee yàlla si diinaam ji yàlla dimbale leen dëgëral seen taxawaay dimbale yàlla fan lay tàmbalee sa bopp parce que na nga war a mel soo ko melulee doo mën a dimbale kenn man nag dama gëm ne jaamu yàlla yi dara gën a ko kowee muy leel ko xiif faj ku feebar dimbale ko mu fegu su boobaa nag ñu soog a mën a jàng xam ndax ñaari bu jiituwulee jàmm bi du tal leneen moo tax ñun lii moo ñu gën a yitteel si lépp
kon mbokk yi loolu la leen jàngaloon yéen a ngi ko jëfee mu rafet amul sikk ne mu ngi gërëm te bu yàlla gërëmee yokkute rek mooy am maa ngi ndokkeel mbokk yi yëpp nag di jox seen Habib Deme mi nga xam ne nii mooy doomu Cheikh Hassane Deme mi nga xam ne mooy suñu buntu si pays bi moom itam mu sànni si kàddu bu paree mu ñaanal ñu boo gisee ma jiital docteur yi tey bésu docteur yi la. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin alqaayili li kulli daain dawa wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihim ila yawmi din gannaaw sant yàlla mi nga xam ne moo ñu bind may ñu kàttan may ñu wér waaye itam léeg-léeg mu feebarloo ñu ngi koy sant su baax subhaanahu wa taala di julli ci sang bu màgg bi nga xam ne ci leeram la bindee lépp lu mu bind sang boobu nga xam ne moo wax ne bépp feebar rek am na garab bu koy faj sang boobu tamit moo wax ne comme ni ko professeur waxee léegi al wiqaayatu xayrun min al ilaaj fagaru moo gën faju yenn yàlla julli ci moom kem dayoom ak i saxaabaam ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu ñu ngi nuyu mbooloo mi jiital Cheikh Saïd ak kilifa yi fi teew professeur Diop docteur yi nga xam ne ñi ngi taxaw ci bés bi nga xam ne bés bu màgg la di gàmmu Madinatul Huda ñu xaaj ci bëccëg bi dafa ko muy bés boo xam ne dañuy ñëw di xool nit ñi di seet seen feebar leen faj leen may garab mu nekk loo xam ne dëgg-dëgg lu am solo la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di gërëm nag ki nga xam ne mooy sabab bi muy Cheikh Saïd bi nga xam ne moo ko tàmbali mu nekk jëf joo xam ne min amalil birri yàlla moo ñu wax ne taawanu alal birri wa taqwa na ngeen dimbalante ci jëf-jëf yu baax ak ragal yàlla waaye jëf yu baax mënu raw lii taxawal journée boo xam ne journée consultation gratuite nit ñi feebar nga ñëw xool leen faj leen mel leen ay garab loolu dëgg-dëgg biru rawati ko mooy lu baax rawati ko kon ñu ngi ndokkeel Cheikh Saïd ci loolu bu baax a baax a baax di ñaanal Cheikh Ibrahima Sall mi nga xam ne tamit moo yar mbooloo mi tey nga xam ne ñoo taxawee lii tey médecins yi fi taxaw ñoom docteur Fall docteur Souleymane Ndour ak ñi ànd ñoom ñëpp fii la ñu génnee comme ni ko Fall waxee léegi kon moom tamit liggéey na liggéey bu rëy yal na yàlla yokku ay leeram su ko defee nag nit moom fekk yaa ngi dund da nga war toppatoo sa wér-gu-yaram comme ni ko yonent Yàlla Muhammad waxee sallallahu alayhi wa sallam al wiqaayatu xayrun min al ilaaj ku nekk war ngaa fegu seet li nga xam ne moo lay may wér-gu-yaram nga koy toppatoo di ko def waxtu wu nekk comme ni ñu ko déggee ci discours yi jàll. docteur professeur Diop wax na ko docteur Fall tamit wax na ko kon nit ñi kon nañ déglu di jëfee ndax ñu mën a am wér dégg nga parce que bu ñu amut wér duñ mën a jaamu yàlla gi nga xam ne moo tax yàlla bind ñu indi ñu fii ci kaw suuf. maa ngi bañ a guddal di wax ne dëgg-dëgg lii lu rafet la lii lu taaru la kon ñi nga xam ne ñoo ko taxawee yal na yàlla fay leen. waaw yal nañ ko yàggee teewee at yu bëree bëri képp ku fi ñëw indi jàngoro rek yal na ko yàlla faj waaw ku fi ñëw ak bépp jaaxle yal na ko yàlla teggil te yàlla yokk mbooloo mi yokk amee man-man yi docteur yi nga xam ne ñoo taxaw tamit di faj nit ñi ñoom tamit yal na yàlla kattanal leen waaw yàlla méngoo seen mbir ci zahir ak ci baatin cheikh bi ñu ngi lay ñaanal yow tamit projet yëpp yal na ko yàlla jëmmal ni nga ko bëggee yaa rabbal alamin ak ni ko Cheikh Ibrahima Sall bëggee woon ci barke Baye Niass barke Cheikh Tidiane barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko fee ñu jàng Fatiha benn ñetti saatu Fatiha ñaan yàlla nangu ñu suñu ñaan mina shaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أبقى ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور رحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء والله وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم ذلكم الله ربي عليه توكلت. jërëjëf buñ ko seedee bëgg nañ si ndax yaa ko jàngal waaye ñun tam ànd naa ñun ànd bu rafet te itam noonu la ànd woon ak imam Hassan Cissé bi mu fi njëkkee ñëw wax na ma ko te ba léegi mu ngi yittewoo suñu bés bi ko koy jot mu nga Burkina Faso waaye def na mu ñu garanti ne dina ñëw ak équipe kon docteur Marie li baax bari na waaye ku man booy def nga def la gën loolu mooy yéen tuuti ñu mooy yàlla fayante kenn baaxam ah xam loolu te moom dafa yónnee équipe ba pare waaw dañu xool ba xam ndax xam nañu jiwaan nañu ko waaw jiwaan nañu ak professeur Cheikh Nourou Diop وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله bi nekk hôpital Abass Ndao yow service de médecine interne ak service de diabétologie foofu ci hôpital Abass Ndao di jàngale yi jëm ci université de Dakar. Voilà, merci beaucoup, merci. Ce que je voulais dire en résumé, je suis ici avec beaucoup de plaisir parce que je suis venu voir mon frère, Cheikh Saïd Sall, que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié son action, qui est la poursuite d'action de son frère, qui est la poursuite d'action de notre grand Cheikh El Hadj Ibrahima Niass. C'est une action musulmane, c'est une action religieuse. Mais je dis toujours que la religion, c'est un tout. Ce n'est pas seulement la prière. La prière n'est qu'une chose. Dañu ne nu mu tuddee bu ñu ala xamsin ñu daal di indi arkanul islam. Mais loolu mooy base. Boo fekkee da ngay que quand tu construis une maison, tu mets une fondation, mais s'il n'y a pas des murs, s'il n'y a pas un toit, s'il n'y a pas de la peinture, s'il n'y a pas des meubles, tu n'habites pas là-dedans. Eh bien, toutes les bonnes actions qu'on est en train de faire, c'est ça l'islam. Donc il faut aujourd'hui que des actions comme cette action-ci, une action de santé, dans un pays où 70% des gens n'ont pas les moyens de se soigner, il faut qu'aujourd'hui, tous les acteurs de santé se déplacent vers la population pour pouvoir les soigner. Si on a des personnes, un groupe comme ce As-Sidq Sadiqin, se met en branle en se disant je vais mettre à votre disposition les moyens pour atteindre les populations, on ne peut qu'applaudir en ce moment-là pour pouvoir arriver à donner la santé aux populations, à mettre la prévention en avant. Vous m'avez posé une question tout à l'heure par rapport à cet appareil qui doit traiter, qui est en panne, et de radiothérapie qui est tombé en panne. Il y a beaucoup d'autres appareils qui tombent en panne. Mais ce qui est important aujourd'hui, je répète que la santé au Sénégal, c'est d'abord les soins de santé primaire qui doivent permettre de toucher les populations au plus profond. Ce qui fait tout le budget, la plus grande partie du budget 2050, vous le savez, aujourd'hui, est concentré autour encore des maladies aiguës, telles le paludisme, telle la tuberculose, qui tue encore beaucoup de monde dans ce pays. Et il est important qu'on fasse face à ces maladies-là. Malheureusement, on a aujourd'hui le double fardeau de la maladie. C'est-à-dire, à côté de ces maladies infectieuses, nous avons aujourd'hui les maladies chroniques, parmi lesquelles le diabète, parmi lesquelles l'hypertension, parmi lesquelles les problèmes prostatiques, parmi lesquels les problèmes respiratoires, l'insuffisance rénale et les cancers. Donc, c'est tout un package. Donc, ça demande une nouvelle organisation, mais ça demande à ce que tout le monde s'implique. Le public, comme le président, je disais tout à l'heure, que la moitié de notre corps de santé est dans le privé. Eh bien, il faut qu'on laisse sa place à ce privé-là et qu'on laisse le sexe privé. C'est dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Santé qu'on aura l'ensemble des appareils qui nous permettront à terme, j'en suis sûr, de ne plus avoir à évacuer des malades au Maroc, en France ou ailleurs, mais à pouvoir les traiter ici au Sénégal. Avec des actions comme celle de Saïd Sall. On est sûr aujourd'hui que dans quelques années, nous aurons tous ces appareils-là ici. Il ne s'agira pas bien sûr d'être de la gratuité totale, mais de voir les personnes qui peuvent payer, que cela paye pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Ceci nous permettra à terme d'améliorer la santé des populations. Mais absolument, je pense que ce qui est important pour toute machine, les machines qui doivent servir pour la médecine, c'est la même chose, il faut des services de maintenance. Ces services de maintenance que nous avons dans nos hôpitaux, nous devons les parfaire. Il faut que nous ayons des techniciens qui connaissent ces machines-là. Mais il faut aussi que les utilisateurs de ces machines le fassent avec abnégation. Et se disent, c'est une valeur que j'ai entre les mains. Je suis impliqué dans sa maintenance. Je suis impliqué dans la marche de cette machine qui, si elle tombe en panne, va poser des problèmes à toute la population. Merci beaucoup. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ñëpp ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi ci turu As-Sidq Sadiqin ñi dëggu tey dëggal suma rakk moo ko fondé woon Cheikh Ibrahima Sall wuyu na boromam fukki at ci gannaaw ñu ngi ko ci wutu ñu ngi nuyoo ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp et woote nañu nit ñi ñëw nañu loolu doy na bëkk waaye responsabilité woote ñu wuyu si la mooy nga fexe ba kuy ñibbi doo yóbbaale ak duñ la yoral ak moo tax ñun suñu wootee
woo nit ñi si leen jëriñ la suma cant maa si jiital njiitu réew mi di président Macky Sall ak gouvernement am yebal na ministre de la santé si jiitu Eva Marie Coll Seck yebal na docteur Marie Sarr ak équipe am léegi la fi bàyyi ko maa ngi gërëm itam àndandooru docteurs yi ak professeurs yi kenn si ñoom suma mbokk suma xarit Seydou Nourou Diop. kon mbokk yi lii dara gënu ko jëriñ jàmm yi fegu moo gën faju waaye nag itam dañu jàngale ni ñuy fegoo waaye ñi feebar itam naka la ñuy def ba dimbalante ak ñoom ñu faju ki gën si yàlla moo gën si jàmm yi moo tax ñun li ñu tax a jóg mooy xeex xiif nit ki bu xiifee talu leneen su wérulee naka noonu talu leneen ba pare nag ñu soog a waxu jàng waaw ñun fa leen dëkk yàgg nañ si boobu hôpital nekk gu fi keroog bi ñu koy na gërëm itam wax dëgg yàlla duma ñàkk mën a gërëm maire Aline Sall li nga xam ne mooy maire Guédiawaye ak maire Aïda Sow député maire daf ma woo yëgal ma ko ma ñëw ñu bokk si tatagal président bi ñu ko ubbee yàggul waaye nag ñu ngi def liñ mën ñu ngi def liñ mën te am naa ne incha allahu yokkute dina am ndax itam dina dimbale ñu daan dem Dantec ak feneen mën a ñëw fii parce que fii dañ dëkk fa quartier boo xam ne y a une forte densité moo tax ñun ñuy def lu mel nii léeg-léeg ñu def ko 3 fois ci at mi léeg-léeg itam ñu def ko benn yoon muy suñu bés bi équipement yaa ngi nii ñu ngi yaakaar si baaxu yàlla ni ko professeur waxee ñun ñëpp dañu ànd liggéey ak ñoom ñuy jéem a dimbalanteeg yàlla si jaamam yi bu ko defee nga xam ne yëf yi dina gën a yaatu parce que nit ñi xëy na man bu bare amuñu ko ki amul man nag soo ko ne demal fekkee feebar du faju waaw il faut que nga dimbale ko mu jàppandaloo ko mu ñëw mbaa gi gëpp daal ne wax dëgg yàlla ñu ngi jéem te ku jéem yaa dimbale la ku def la nga mën yàlla wutul si la nga mënul. Alors, docteur Souleymane Ndour, je suis le coordonnateur de la journée de consultation médicale gratuite qu'on a l'habitude d'organiser. Nous sommes peut-être à la 21e édition. Oui, ce qui est, c'est d'en faire profiter, par exemple, aux populations environnantes. Essayer, par exemple, de déceler ce qu'ils ont comme problème, des problèmes de santé, et diagnostiquer le mal dont ils souffrent, enclencher un traitement ici si c'est possible, et le reste maintenant c'est de les accompagner dans les services hospitaliers pour pouvoir mieux les accompagner et les assister en même temps. Quelles sont les pathologies que vous avez déjà décelées? Oui, ici, bon, des pathologies diverses. Par exemple, on est dans le service odontologique où il y a des caries dentaires décelées chez les enfants, chez les personnes d'âge adulte. On est en train de faire le peu qu'on peut pour pouvoir faire des extractions, faire des premiers soins. S'il y a lieu de faire, par exemple, une prescription pour soulager le mal, surtout le mal dentaire qui ne peut pas alors attendre, il faut une prise en charge rapide et globale. Il y a aussi des ophtalmologues qui sont présents ici. Il y a aussi des dermatologues, des cardiologues, des pneumologues et en même temps la médecine générale qui est gérée ici par le docteur Tine pour pouvoir au moins soulager les patients très rapidement et essayer de faire la prise en charge comme je viens de l'annoncer. Oui, bon, je ne peux pas parler de l'hôpital. Ce dont je peux parler réellement, c'est que le besoin est là. Il y a des populations qui ne peuvent pas accéder à l'hôpital parce que ce n'est pas une culture de chez nous d'aller vers les médecins traitants. Alors maintenant, c'est le contraire qui se fait. C'est-à-dire que ce sont les médecins traitants qui vont vers les malades. C'est pour cela qu'on a ouvert aujourd'hui nos portes pour pouvoir accueillir tous ces malades-là, essayer de parler et de les sensibiliser un tout peu du mal dont ils souffrent. Parce que quand il y a une bonne sensibilisation, le malade est à même de se prendre en charge. Quand il y a une information médicale, ça te permet au moins d'avoir le courage d'aller vers le médecin, d'essayer de comprendre son corps et une fois la compréhension acquise, de chercher à l'équilibrer pour pouvoir répondre aux exigences de la vie. Donc sans cela, peut-être la médecine ne peut pas avoir un sens réel. C'est pour ça maintenant, on va vers les populations pour essayer de comprendre ce dont ils souffrent et les mettre sur les voies qui leur permettent de recouvrer la santé. Oui, c'est encore tôt de faire les statistiques parce qu'on est à mi-parcours. Mais d'après ce qu'on a pu voir, il y a peut-être 300 personnes qui ont déjà été vues. Et comme on est à mi-parcours, attendons à avoir peut-être entre 500 à 600 participants pour pouvoir au moins être dans les normes de l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a pu voir peut-être 600 et quelques malades. Cette année, peut-être un peu plus parce que l'information est bien passée. On a fait porter l'information à travers les médias,
à travers des flyers qui ont été confectionnés. Et on a fait un peu du porte-à-porte aussi pour mieux sensibiliser de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la consultation médicale gratuite. Oui, les motifs de consultation présentement au niveau du centre, c'est surtout les problèmes cardiologiques, les problèmes aussi de diabète. Et ça, c'est dû au comportement alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal pour l'individu de changer son comportement alimentaire. Parce que prendre beaucoup d'huile, c'est-à-dire manger beaucoup d'huile, beaucoup de sucre et beaucoup de sel, ne sont rien d'autre qu'un déséquilibre au niveau de l'organisme. Et si l'organisme est déséquilibré, c'est tout à fait normal qu'il prend un coup. Ce coup-là, c'est peut-être une hypertension artérielle parce qu'il y a beaucoup de cholestérol dans le système, ou bien c'est du sucre qui traîne dans le corps qui ne peut pas être digéré du tout, qui amène le patient à uriner très souvent la nuit, à avoir des douleurs musculaires, à avoir un comportement qui n'est pas adapté à toutes nos activités quotidiennes. Et sur ce, s'il y a une consultation ou bien une prise de sang, on se rend net compte que le taux de sucre dans son sang est élevé et là c'est un diabète qui s'installe. Donc c'est à nos épouses d'abord de rectifier la marmite, le fond de la marmite, surtout pour qu'on puisse avoir une santé pérenne, une santé durable. En quoi faisant? Mettre moins de sel, moins de sucre et moins d'huile, surtout le soir en mangeant. Il faut manger tôt et il faut aussi essayer de se comporter comme un riche qui prend son petit déjeuner, quelqu'un qui prend moyennement son déjeuner et le soir manger comme un pauvre. Et faire une activité sportive qui permet au moins d'équilibrer le système. Voilà ce que je peux dire présentement. لمن المرسلين على صراط